salaamaaleykum mbokk yi xibaaru takkusaan si li ci nar a gën a fës bokk na ci li ci nar a gën a fës wàccaayu tabaski bi foofee ca Thiès boo mooy dina xajam ndaxte nag la ñu doon xaar ci xar yi ba léegi gisaguñ ko benn ay bés kese des ci la nga xamante ne moom mooy ca bés boobee. dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi foofu itam ca Thiès ña nga xamante ne ñoom ñooy boutique yi ñu daal di woon amal lii di grève bu amut àpp ñoom nag mujjantal ga daal di nañu di yëkkati loole ginnaaw bi nga xamante ne nag bàyyi nañ kenn ci seen njiit yi ñu tegoon loxo ñoom nag dinañ am ab waxtaan bi nga xamante ne far nañ koo sekk ak ci di préfet bu Thiès dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi suuf si doon la nga xamante ne jafe-jafe la rawatina foofee ca Diourbel ba tax rek ci jamonoy mbas mi la ñenn ñi nga xamante ne dañ ko wonoon ginnaaw nag daal dinañ ca dellu si waat ginnaaw bi ay njaboot yu bëri bàyyi ko foofee ca njaarim utali diwaanu Touba noone itam la ñuy duggee ci lim mbasu bésu tey ji gis ne itam lim baa ngi gën di wéy di yokku ndaxte nag ci loole lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar nit ñoo ci ñàkk seen bakkan juróomi nit ñoo ko ñàkk niki démb juróom fukk ak ñett fi mu ne nii ñoo ngi leen di rawale ci kër docteur ña fa tëdd fi mu ne nii lim ba jéggi na dayo ndaxte mat na ñetti junni loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ni mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar wax sa xalaat kenn du leen kenn tënku leen ci ponk lu ñuy sàkku rek mooy na rafet ngeen bañ fi fay wala boog ngeen leble fi bor Pape Abdoulaye Dieye moo fete ci xarale Birama Ndiaye. tey nekk gaaw ñaar fukki fan ak juróom ci weeru sulet atum ñaari junni ak ñaar fukki xibaar yi ñu doore ko ni ñu leen ko waxee rek ànd ci wàllu xarale bi ak kii di Pape Abdoulaye Dieye wàccaayu tabaski bi la ñuy addu dem foofee ca Thiès fi ñuy jaayee xar yi dara li nag gis nañ ne nag foofee boo moyt nag xar dina fa manqué point de vente yi ba léegi lañ fay xaar ci ay xar ba léegi amagut tax na itam njëg li seer ba jéggi dayo loolee nag tax na suñu ndaw la fa daal di fa dem ba tukki nemmeeku Babacar Ndaw ñu ànd ceeg moom reportage. njëgub xar ba léegi wéy di cher fii si Thiès. loo ko laaj man 175 laa ko laaj premier prix waaw. fanweer ak juróom moom mu fay 100. loo ci mën. fay naa ko 100 la. waaw xaru yar la fanweer ak juróom bariwul. non bari na mais bu waxee ñu wàññi ko parce que dañuy waxtaan. waaw dañuy waxtaan te nga wax lu jaar rek ngeen jubóo. waaw mais na wax lu jaar ma déglu ko moom. ñaar fukki xaalis la de. non mais albarka ñaar fukk xar mee xeeb ñaar fukk. waaw def nañ 135 waaw fii laa ko yore sama kër def nañ 135. bu baax loo mën a dolli. comme def nañ 135 loolu moom mënu ma ko sama. mën naa ci 110. albarka 110. gars yi jëlaat affaire yi di ko jaayaat si ñoom lay seere quoi. kenn si njiitu daral bi Alassane Codé ñaan moom it jàpp na ne sax nemmeeku nañ ko surtout fan yi jënd bi moom demewul noonu. fan yi moom diggante bi lu toll na 10 jours. njënd bi bari. nit ñi ñëwuñu. lan nga yaakaar moo ko war a xari ñoo seer wala nit ñi amagul xaalis. nit ñi ñoo seer wala ñu amuñ xaalis danaa amuñ xaalis. yombul la xaalis bi moo amul. wala nag am nañ la ñu déclaré bu bari bi xaalis ñu ñëw. kenn ku ne kaar loolu. ça dépend nag mën na nekk mën na bañ a nekk. kii borom kër la naam moom nee na jot na am xar waaye li mu gis fii si daral bi moom jéggi na dayoo. waaye daa mel ni ba tey prix cher na ndaxte xar yi maa ngi doon laaj ci léegi. waaw boo xoolee ay xar yu yem la rek mais dañ naan la plus de 100 000. donc ren yi dafa mel ni pour nga am xar mu tane. waaw au moins nga dépassé 100 000 francs. loolu nag yombul ndaxte ñëpp amuñu ko daal. waaw te xar yi aussi dafa mel ni dese na ñëw. ndax daral bi heure bi daan na fekk mu fees del mais fi mu ne boo gisee dafa yarax donc waaw ay bés a des kon daal yàlla jàll def surtout boo xar yi gën a ñëw mais bu xar yi ñëwul ak doole maanaam dina doy waar situation ba woon daaw bu gën a métti dina amaat. terewul mu si yokk tey jii ne nit ñi war nañ gën a xool seen taxawaay. waaw loolu moom li ñu ciy dénkaane mooy ku yàlla may nga am foo mën a yar bu tabaski weesee boo defee jënd xar mu ndaw boo ko yaree bu tabaski di nga am xar moo xam ne boo ci bëggoon 150 000 sax mën nga ko am waaye sénégalais dañoo am benn habitude bu xaw a doy waar mooy au dernier moment la ñuy jóg te bu jigéen doo amee rek jafe-jafe am ci fànn wu ne. jafe-jafe njëgu xar yi si Thiès buñ si yokkee jamono ji yenn si jaaykat yi dañ leen wax ni daal fi nga xamante ne moom mooy champ de course place yi dañ koy jaay te loolu it yóbbee na leen sax ñenn ñi rond point Gent dañ leen ko tere ren ñenn ñi sax ne bu leen ci nar a fekk ñu jël seen xar yóbbu ko Dakar moo leen gënal ragal nañu la moon daaw boo moytuwul ren dina ko am. Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar Ndaw foofee jaaykatu boutique yi nga xamante ne ñoom nag dañoo daal di woon a xàppati grève illimité ginnaaw sa nag daal di nañ ci dellu ginnaaw ndaxte bàyyi nañ kenn ci seen njiit yu ñu tegoon loxo di Diab Dieng moom nag police moom moo ko tegoon loxo ci rek seen yëngu-yëngu boobee ni ki démb loolee nag lu tax ñu daal di yëkkati grève illimité boobee kilifa yi ñoom ñoo ci doxu tànku jàmm gis nañ ne itam patente yu ñu leen doon fayeeku payoor gi dañ ko ajandi ba jëmmi jamono. buñ ca noppee itam préfet bu Thiès dina dalal borom boutique yooyee niki altine gi ñu dégmal la
lu jëm ci wàllub suuf si doon jafe-jafe ci benn pàcc gu nekk foofee ca Njaarim foofee itam gis nañ lu bëri ci suuf su fa nekkoon te ay njaboot daal di woon ko yor ñoom nag dañoo bàyyi ko foofee dem ba ca Touba daal di fa dëkk loolee nag gis nañ ne ñenn ci ñoom ñoo ngi fay dellusiwaat ci jamono yile Adama Ndiaye. bët gànnaaru diwaanu Diourbel li ci ëpp ci askan wi dañ doon màbbe foofu dem Touba loolu nag li ko doon waral moo di ñàkk ay infrastructure de base waaye bi mbas mi dooree lu yàgg nit ñi toog te defuñ dara indi na nit ñi delluwaat ci suuf si firnde bi moo di ne li ñu béy ren dafa bari li ëpp ci suuf soosu nit ñi exploité wuñ ko ndax ñàkk ay jumtuwaay Moussa Mi Dieng mooy président association groupe producteur u gerte ci arrondissement bu Ndindi. ren aussi boo xoolee nawet bi changé na parce que boo xoolee surface emblable yi dafa bari lool nit ñi dañoo béy si quoi suuf rek moo dul fen kon dafay baax nit ñi di ñëw ci tool di béy parce que mbéy léegi dafa am njëriñ quoi da ngay am xaalis ba pare du yàgg nga dem liggéey waat donc Sénégal loolu moo ko war a déwul dañoo bari suuf lool mais dañ ko exploité wut waaw état bi nag léegi dafa war a jël ay machines ay tracteurs jox ko béykat yi mais bàyyi ku amul doy rek léegi dootoo béy du noonu parce que mbéyam fas day xewi mbéyam fas moom mënta béy dara yow li ngay béy fukki fan ci fas benn waxtu la ko tracteur yu béy kon dafay mel ni maanaam jox leen moyens yooyu moo gën bàyyi leen comme ça seen bopp ñi ñëw di leen noote. kon ñu fàttali rek ne ba léegi ay chef de famille ñu nga xamante ne ñu ngi Touba ñu ngi wéy di gérer li nga xamante ne mooy seen suuf foofu ci kaw gi fii nag li jëm ci wàllu loi ci domaine national dafa mel ni nit ñi leerul ci ñoom. Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Sud FM. ginnaaw bu juróom-ñetti simili tegoo ci juróomi waxtu ñu àddu ci limu mbasu bésu tey ji bokk na ci téeméer ak fanweer ya nga xamante ne ñoom ñoo ko amee bees ñaar fukki ak juróomi kenn ci ñoom xamul fan la ko jële noonu itam juróomi nit daal dinañ ci ñàkk seen bakkan niki démb leeraay yi ñu ànd ci ak docteur Mamadou Ndiaye. ci junni ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom test yi ñu def téeméer ak fanweer ñoo ci positif ci ñooñu am na téeméer ak juróomi cas contact mooy ñi nga xam ne feebar bi ñu ngi ko jëlee ci dañoo jotoon a jaxasoo ak ñi amoon doomu jàngoro ji mu am ñaar fukki ak juróom li ñu tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne ñoom dañoo jot ci doomu jàngoro ji waaye dañoo xamul ku leen ko wàll ci ñooñu nag Kaolack am na ci ñett Kër Massar am ñett Mbao am ñett Mbour am ñett Kédougou am ñett Saint-Louis am ñett Bounkiling am benn Dakar Plateau am benn Guédiawaye am benn Kolda am benn Médina am benn Pikine am benn Rufisque am benn Sédhiou am benn ak Touba aussi am na benn juróom-ñaar fukk ak ñett wër nañu bés niki tey kon bu ci yàlla àndee dinañu génn juróom fukk ak ñett ñu ngi ci réanimation juróomi nit ñoo ñàkk seen bakkan ni bésu démb ñeneen ñu des nag ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na juróom-ñeenti junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñaari kaa ci ñooñu juróom benn junni ak ñett téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent wér nañ si téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal suñu mbokk yooyu génn àdduna di jaal aussi ñi nga xam ne famille yi nga xam ne dañoo am ñu ñàkk ci seen ni ñooñu ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan bi ñu gën a sàmmonte ak digle yi ñu joxe ci digle yooyu nag sopp nañ lool duñu sonn di ko baamtuwaat toujours mooy nit ñi di jëfandikoo seeni masque foo dajak nit ñi aussi wala ci mbooloo nga bàyyi lu toll ni mètre nit ñi di sopp lool di raxas seen loxo. Sud FM ganu bés bi. ganu bés bi di docteur Annette Seck Ndiaye nekk directrice pharmacie nationale d'approvisionnement di andi ci njeexital bi nga xamante ne mbas mi daal dina ko am ci industrie pharmaceutique boobee rawatina ci Sénégal gi nga xamante ne nag lu ëpp ci garab yooyu ci biti réew la koy jëlee ñu ànd ci ak moom ci laaj ak tontu bu mu sekk ak Mame Diarra Da Silva. docteur Annette Seck Ndiaye nga jiite PNA tey jii marché pharmaceutique international ak contexte Covid 19 bi nan la mel. waaw dafa gën a tar ba
gën a metti parce que gis ngeen ko bi nga xamante ne feebar bi ñëw na ñi nga xam ne ñoom ñooy defar seen ay garab li ci gën a bare dañu njëkk a xalaat réew yi nga xam ne foofu la ñu nekk te nag war nañu xam ne réew yi nga xam ne sax ñoom ñoo gën a développé sax defaratuñu sax garab yi ñoom ñëpp dañu jublu woon ci réew yi nga xam ne ñoom ñoo gën a tey moom la feebar bi gën a jàpp muy réewu Asie yi donc approvisionnement bi day gën a metti gën a tar léegi nag su fekkee ne am nañu ñun possibilité am ay garab man dama yaakaar ne contexte bu nekk ci sama xalaatu bopp dañu war a seetaat ñun naka la ñuy utiliser garab yi nga xam ne ñoo nekk ci suñu réew te loolu dafa laaj ñun ñëpp ñu lëkkaloo ñun ñëpp acteurs yi yëpp ñu lëkkaloo maanaam prescripteurs yi jàppale pharmacien bi jàppale itam population bi ndax lan ñu mën a fexe ba nga xamante ne bu ñuy prescrire garab yi ñu prescrire ko ci li ñuy wooyee la dénomination commune internationale maanaam ñu bañ a utiliser turu spécialité bi ndax population yi fii ñu bari xëy na jànguñu wala amuñu yenn niveau yi boo leen bindalee benn turu garab rek moom la ñuy wër fu nekk di ko wër suñu ko gisul nag ci pharmacie yi dañuy risque bi mooy dañuy dem ci nag foo xam ne wax dëgg yàlla foofu kenn waru faa jënd garab bu ko defee ñu jënd itam mën nañ fa jënd garab goo xam ne du doon garab bu ñu war a naan loolu moo waral man ma lancé woon benn appel wax dëgg yàlla nañu dellu si te nañu fexe ba bu ñuy bind garab yi bu ñu bindee ci benn turu spécialité ñu bind wax dëgg yàlla dénomination commune internationale bi nga xam ne mooy correspondre ci principe actif bi te OMS moo tëral dénomination commune internationale bu ko defee pharmacien bi moom dana mën su gisee dénomination commune internationale bi rek mu seet garab bi nga xam ne ma nga ko yore waaye gën na yomb te ba pare am na efficacité parce que générique yi dañu efficace mu mën koo jox patient bi te patient bi dina ko wóolu ndax loolu léeg-léeg dafay nekk jafe-jafe bu ñëwee ne ko man lii lañ ma bindal de mu ne ko non mën naa la jox lii ndax ñoo yem léeg-léeg population bi ne ñi patient bi ne ko non man duma jël bi wala duma jël bi donc sama xalaat rek ci réflexion yi ma am dama ne woon nañu changer paradigme ñu gën a góorgóorlu am na sax gaa mais ñu gën a góorgóorlu fexe ba pour ñu faciliter vraiment accès aux médicaments te fekk population yi bañ a sonn saa yu ñu leen bindalee ordonnance fépp fu ñu mën a nekk rek ñu bindal leen ko ci dénomination commune internationale. docteur yow lan moo la inquiété ba nga def bile contribution. waaw parce que damay gis télé man pharmacien la te damay gis les populations yi woo la ne la mais docteur lii la ñu soxla mais nga ne ko mais lii générique mu ngi fii boo demee ci pharmacie bi nga laaj ko wala boo demee ci poste de santé bi léeg-léeg mu ne la non mais man lii lañ ma bindal. te effectivement dafay fekk préparé wuñu ko ni mu waree pour que mu mën a comprendre ne que bu fekkul spécialité bii turu garab gi mën nañ ko jox beneen garab boo xam ne mook garab gi ñooy méngoo ba pare sax léeg-léeg mu gën a yomb ci moom. jërëjëf docteur Annette Seck Ndiaye di fàttali ne yow yaa jiite PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement. « 88 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 tey kën tënku leen ci ponk lu ñuy sàkku rek mooy na rafet ngeen bañ fi fay wala boog ngeen leble fi bor. duma ñaan jàpp naa dootuma bàyyi. asalaamaaleykum. Birame na nga def.
sant bu baax alhamdulilah Dia. Amadou Padoa moo leen nuyu di la siyaare. ñoo ngi delloo ziar Dia. di siyaare bu baax sama ñetti station di leen ñaan gudd xéwal am ngi yaatu yal leen ko yàlla sàmm leen sàmm seen njaboot. aar leen li ñuy wax baax na lool gënuñu lislaam benn yoon li seen digle mépp mooy nit ñi def nii ndax ñu am jàmm nit ñi def nii ndax ñu wér nit ñi def nii ndax bu ëllëgee buñ dajee suñu borom saa borom mën leen dugal àjjana kooku nag kuy déglu seen i digal yaakaar naa ne da nga avancé da nga jëm ca kanam réew muñ koy waxee réew moo dana mucc ci lépp lu mën a doon nañ dolli seen i ñaan rek baax ba léegi ñoo kilifa di nekk ci réew mi ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ay ndam su loolu jàllee nag nit ñi nañ fonk seen parce que ñu ngi jëm ci bisu bu mag di bisu Tabaski bu rëy ci Sénégal rëy ci àdduna bi yëpp kenn ku ne da ngay màng ji fa nga dëkk di ko fa defe ji police yi gendarme yi nañ takku tëgër këcc ci gare routière yi ak nit ñi dem ak ci yoon wi di contrôler nit ñi yor seeni masque parce que mbir mi kat loolu rek moo fi sa fii nii il faut que tam ñu taxaw ci parce que comme dañ noo bàyyi bopp ñuy dund ak jàngoro ji il faut que autorités yi taxaw ci loolu rek suñ nga yore masque ñu teg la ci liñ da war a teg buñ ko maasalee noonu bu soobee yàlla léegi du too gis ñëpp da nga gis ñëpp yor seeni masque parce que même grave damay gis ñu dox kuñ dayal yoro masque dañ lay jàpp dugal ci oto bi loolu lañ ko continuer parce que Sénégal yi dafa xaw a dëgër boobu koo ci wax dara ñaari fan ñett bu génn ci du ko defet te aar lañ ciy def buñ ko def ban ko wàllaate ko ba kenn du xam fu mu jëm Touba ñi ngi sàkk buñ leen waxatee ne leen am ngeen nangami kaa ñu wax kaaye ban quartier la dëkk parce que loolu dana tax ku fa jëm mën a fabaru comme niñ koy defee Dakar naan am na parcelle am na fii Touba buñ ne am na benn kaa ñaari kaa nañ ni Caare la dëkk nañ ni fii la dëkk garandum Touba Mosquée la dëkk wala Guédé wala Kër Ñang wala nangam parce que taa bu ñëw ci hôpital xam nañ fa nga jógee nañ leen koy leeral muy dugg seen bopp ñu xam kaa bi fan la jógee mais Touba am na benn kaa rek te xamuñu fu mu jóge bu dee marché xaar ñu ne marché xaar da jóge loolu nañ koy boole ci li ñuy wax bis bu ñu am kaa nañu wax kaa fan lay jóge ci dëkk ba waa dëkk ba mën a moytu quartier boobu ku may dem takk say masque jël say matuwaay wala nga bañ faa dem boo amul soxla su ko jar su loolu jàllee ñu ngi ñaanal ñëpp ci jàmm ak salaam di ñaanal ñi nga xam ne si dañ leen a fal ñu dem ci seen bâche yi jàppale ña fa nekk parce que nawet bi day doo ko commencé am nañu jafe-jafe yi dund rek nguur gi li mu joxe ci wàllu ceeb ñi ngi naan jot naa ñenn ñi jotuñu fa loxo mën a yem yemale na ko fa li ci des nag ñañ fal ca bâche ba ñooy dimbali waa gox ba foofu fa fal maire nga dimbali leen comme Makhtar Ba ni mu def monsieur le ministre dem Fatick dimbali ñëpp ci wàllu ceeb ci wàllu dund na ko seen moromam yëpp def président li mu war def nañ ko tànn nañ ko fal nañ ko mbasin bu mu ñëwee ba léegi lu mu mën lépp def na ko ci jënd nañ dund dugg na ci kon nag na ko ci ñi ko ci aw ci loolu mooy maire yeeg ñi fal ak député yeeg ñooñu ñëpp bu kenn fàtte fa jërëjëf Mamour Dia ca Padoa ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. Birama Ndiaye bonsoir. Mbaye laay moo nekk ci buumu jokkoo bi. waaw Mbaye waaw. waaw temps yi ñu approuvant jàpp rek di wax ne. président Macky Sall def na lu ko war. damay sensibiliser sénégalais rek wax ne leen ni leen ñu nekk ci dara li xar yi ñuy gis ñu bëri seen bët boo dee téeméeri xar juróom-ñett fukki yëpp jar nañ seen borom leen di jënd bàyyi leen foofu bu ñëwee suba la Tabaski ñëw jël si ko ñenn ñi fay lañ koy jël si na gaa yi fagaru kenn mënu la wax xar day des wala day jeex amul kenn que mu ku la ko mën a wax bu dul bu ñu yàlla mayee ba jeudi ci ngoon heure bii wala lu ko gën a teel si ngay xamee ndax péréri day am wala du am mais xar yu ndaw ndawaan yi moom dara du des man maa la ko wax man bindal dara du des tunkalu xar yi nag yi jar 300 400 moom danañ fi ne gàdd du jeex parce que sénégalais yi amuñu doole boobu damay wax ne rek maam Cheikh dafa am lu mu wax dafa ni bëgg guy yokk dafay neex ci kiy bëgg mais bañ guy yokk dafay metti ci kiy bañ Birama nee naa la coow li du fi jóg kanam la jëm yàgg naa la ko wax coow li kanam la jëm président def na lu ko war gaay ci ngaalaama na gars yi gën a protéger wu gën a jug seen bopp mbas mi le tabaski bi le marché yi dafay bëri nit na gars yi mayante distance kenn ku nekk sóoraale sa bopp Abdoulaye Diouf Sarr gàcci ngaalaama def na lu mu mën taxaw nañ ci taxawaay bu rafet mais nag li ma la wax rek nee naa la fii ñëppay politique ku dugg ci serveur ni allo am na foofar ku ci dugg balaa mi wax ne la Ousmane ku ci dugg balaa mi wax ne la Karim ñëppay politique ñun président dañ koy jàppale moo tax maa leen dañu bàyyi yee fitna xajul ci kenn nguur kenn du xeex moom wala ngay bëgg a xeex moom Ilimaan ba ca Mali nag dafa doon yee fitna mais ci kawam lay xëpp doomam deewu fa jabaram deewu fa jarbaa deewu fa ay 1900 rek ñoo fay dee nag africain yi yeewu président Macky Sall yàlla moo ko fay li mu jëf yàlla ko fay li mu jëf moo tax mu am li mu am dañuy solo seen bopp rek nañu bàyyi saxaar gi mu dem kenn mënut tere ñu dugg fii jàppale président Macky Sall man de mu xam maag mu ñàkk ma xam mu laaj ci yàlla ma ko bëggaloo dama koy jàppale dama koy taxaw ba keroog mandat bi jeex kenn ku ñëw taxawaat Benno Bokk Yaakaar ñu jàppale loolu mooy Sénégal mais ñi di wax yëpp kenn mandat tewu leen balaa may dee ñu ne askan bi président la ñu fal moom la ñu xam élection amaatoon suba ñu doma daale ñu jaar fu mu daan jaar
nañu bàyyi saxaar gi mu dem kenn ku si nekk dem liggéey 2024 yàllaa xam ka cay fekkee ka ko dul fekkee. jërëjëf Mbaye lay ca Cambérène ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum. allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Birama. waaw. El Hadj Alioune Wilane Guédiawaye Sam Notaire. waaw El Hadj Alioune waaw. waaw Birama ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Sud FM yëpp. ñëpp a ngi lay fay. voilà Birama man bu ñëwee ci antenne libre. sama xel yëpp day dellu ci sama village natal muy Kaffrine. may fàttali rek ministre maître Oumar Youm ci tali bi nga xam ne dafa sotteekoo Kaffrine jaar sama village natal jëf Kaffrine xam ne mu nekk vital boo xam ne tey brigade bu am solo la ci Ndoukoumane ndax 120 village da cee tënku mu nekk boo xam ne dafa am ay dex yu dee yu ko traverse nekkul tali caaxaan ma koy wax ne ko bi mu faroo bees woo naa ko di ko félicité mu xamal ma ne ma ci kattanu suñu borom lu mu ci man dara ko ci def maa ngi koy soññi nag di ko wax ne ko Ndoukoumane soxla nañu yoon bi nga xam ne moo jógee ko mbëdi ba Pathé Thiangaye jaar Joli jaar Jokkul nga xam ne tey mooy suñu commune mu nekk lu nga xam ne tey Ndoukoumane nag dañ di dëkk bu nga xam ne tey dëkk bu yaru la loolu moom dama koy wax ndax ñun sonaluñu état ñun amuñ benn pression bu ñuy teg état te bu wootee jotee ñun duñu contre état état bu fi mës a jaar ñun dañ koy jàppale 100% tey yaakaar naa ne élection yi ñu génnee soo xoolee élection yi 73% li mu ko am yaakaar naa dëkk bee nga xam ne fa la juddoo fa la fekk baax muy Fuuta rek la ko am mais bu ko moyee la mu am Kaffrine amu ko fenn te Sénégal nag boo ko seetloo dafa mel ne ñi nga xam ne ñoo dàq bañ ñooñu la ñuy gën a bàyyi xel kon ñi nga xam ne dañuy contre vent waaye ngir yàlla dama koy wax ne ko na bàyyi xel Ndoukoumane sax xam ne bassin d'arachide la mu ngi participer ci koom-koomu réew mi lu am solo bu foofu weesoo nag maa ngi koy santaat bu baax di ko gërëm ci taxawaay bi mu am di jàppale nit ñi ci wàllu pandémie bi aussi mais wax nit ñi ne leen moytu bi ñuy moytuloo bi état bi moytuloo askan wi nekkul moytu boo xam ne état lay jëriñ nit ñi lay jëriñ état moom li mu war a def mu ngi koy def de yaakaar naa ne tey boo xoolee dañ doon am 5 décès yi ñu am tey boo ko xoolee dañ ko doon am par semaine kon jàpp naa ne kon. jërëjëf El Hadj Alioune Wilane ca Guédiawaye Sam Notaire ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum. waaleykum salaam. donc ci ñaari mbir. waaw. premièrement bu ñuy jàngal ndongo sol ko xam-xam moo tax kon élève bu niveau njàngam gën a suufee bu niveau waa classe am bu ko passé loo classe supérieure lool nga ko ci njàngam ndax ci nulaar la ko jëme comme moyen généralu classe mooy joxe niveau njàngu classe bu nekk dañ bàyyi autorité école bu nekk tànn ci boobu pexe élèves yi ñu gis ne mérito nañ jàll classe supérieure yi ci des la doublé pour sauver seen njàng waaye du yoon état bi di fixé moyenu élèves yi ñu war a jàlluloo classe supérieure. deuxièmement waa Mali dañ xam ne dëkk benn réew coobare Allah wal kitaab bi abadan la amee te tax fu noonoo taabee ci seen biir sago ñàkk a nangu laabirante donc mooy li ko indi. Et pour cela je dirais donc à nos voisins et frères maliens de se refuser à toute volonté manifeste de nuisance à l'encontre de la société est une obligation à remplir par tout citoyen sans restriction et la clé de la solution de sortie de la crise dans laquelle leur pays se trouve. Puis évidemment, ils ont placé leur foi et leur confiance en Dieu, le maître souverain de toute destinée. Pour qui, à la sourate 103 Al-Asr, les croyants sont ceux qui accomplissent de bonnes œuvres et s'enjoignent mutuellement la vérité et l'endurance. Expression parfaite de l'état de droit sacré qui éloigne toute volonté humaine de toute intention de commission d'actes de malfaisance, surtout de nature criminelle. Nous rappelons enfin à toute l'humanité qu'au jour du jugement dernier, quiconque ici doit faire du bien ou du mal, fils du poids d'un atome, le verra. La sourate 99 à Zalzala le Soukouma. Donc arrêtons de jouer au plus malin avec les gens pour que vive la paix entre tous les humains. jërëjëfal Mahdi woote foofee ca Kaolack ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ Ndiaye na ngeen def. sant bu baax alhamdulilah. alhamdulilah Aliou Diouf. Aliou Diouf waaw Paris waaw. waaw premièrement.
bon man kii laa bëgg a waxal quoi bu fekkee vraiment kilifa yi kilifa diina yi kilifa aada yi kilifa bu mënti doon daal ci Sénégal dañ jóg wax Sénégal daa mel ni nekkatul état amatuñu république de dara doxul rien waaw bu ñu bañee le pays va droit au mur te bu ñu ko mbëkkee rek dinañ gaañu ñun ñëpp na kilifa yi teel a wax dëkk buy suux na kilifa yi jóg wax ngir yàlla waaw ñi waxoon dinañ def ci histoire dinañ ne ba Sénégal bëggee suux kilifa bii moo waxoon bee moo noppi woon kon na ñëpp wax deuxièmement bi man affaire Mali bi lay wax quoi Mali moom Ouattara ak Macky Sall bu ñu bokkee ci waxtaan bi nañ bañ parce que ñu wax seen président boobu moo xuri Macky Sall ak kii Ouattara ñooñu war ñu bokk ci négociation yi benn lañ waaw ñoo yàq dëkk yi yëpp ñett ñooñu intérêt France lañ fi nekkal waaw te bés bu ñu doxee ba Macky Sall laaj 3e mandat bu ko tuddee rek tudd rek laa wax bu ko tuddee rek na ñëpp taxaw ne démission bu mu eggali sax mandat bi bu ko tuddee rek parce que bu ñu bàyyi du moom bokkul ak Ablaye Wade de ñu muy la bën Abdoulaye Dione di génnaat ne gañe nañ kenn mënu ci dara bu ñu bàyyi sax mu bokk bu tuddee 3e mandat rek na ñëpp taxaw ne démission comme Mali waaw loolu laa amoon lu may wax. jërëjëf ñu daal di jël keneen ci biti réew 33 841 22 33 ci biir réew mi 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Mbayka moo ñëw di leen félicité. jërëjëf. di conseillé sama mbokki séeréer bu ñu wootee nañ déglu téléphone yi te bàyyi rajo bi c'est important. d'accord dañuy déglu téléphone yi te bàyyi rajo bi. waaw man daa ko bu wootee di wax rek ci kontaan gi ma kontaan ci presse sénégalaise bu mel ni seen naataango démb ba critique dafa bind à gros titre que Macky Sall 1316 jours moo ko fi defee loolu c'est important ñu koy rappeler kon tey ñu ngi ci 1315 jours loolu c'est important ñu koy rappeler parce que gor sa wax ja l'esprit de la constitution moo nekkoon kenn du passer 2 mandats loolu daal bëgg nañu koy rappeler tout le temps ba kër ñu egg sa ñoom matal la nag daal def ñu war def bi des mooy coronavirus dafa indi ay problèmes financiers au Sénégal ñu concerté nañ ko ñëpp yëg nañ ne dans beaucoup de secteurs y a des problèmes te ñu ngi naan Sénégal du am fuel ndax SAR am na problème financier tant de milliards yu ñu ko amee rek yooyu nga dem feneen noonu ma yaakaar ne nag Macky Sall bi en 2012 inondation amoon dafa dissoudre woon Sénat Ablaye Wade ba Sénat PDS dafa dissoudre woon pour am lu mu fekk inondation tey nag jot na sëkk mu dissoudre ay hauts conseils yi fi nekk ay dialogue des territoires rek xam nga ay lan vraiment day kooku vidéo yoo xam ne c'est des gestions budgétaires di lakk rek pour caser ay xarit politiciens di leen jox ay oto ay privilèges yooyu war nañ ko mën a tas tey jii def ko ci askan wi ku bëgg askan noonu ngay def bu fekkee l'esprit 2012 moo fi nekk ba léegi maanaam askan ñoo ma gënal jariñu ak nguuru kon jot na tey ñu dissoudre yooyu loolu daal la bëggoon di rappeler ba pare nag affaire Mali bi dinaa ci waxtu bi li ko indi yëpp mooy élection yi jaarul yoon Afrique bu tas rek élection yi jaarul yoon moo koy tas et pourquoi ñun africain gisul royo na de mais nit ku ñu yàbbagu nguur pourquoi ñun rek lañuy atte si est-ce que africain ma sa jóg atte jaay tubaab yu def élection dañuy xoolaat suñu bopp gis nguur dafa ànd ak noblesse da ngay ànd ak noblesse d'âme am jikko ju rafet am ngor soo ko war a falu boo ànd ak jikko ju salte boo faloo musiba am sa réew ma moo tax Afrique boo demee RDC boo demee Mali boo demee feneen même Algérie foo dem rek loolu koy tas. jërëjëf ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. asalaamaaleykum salaamaaleykum. waaleykum salaam. kilifa gi maa ngi lay siyaar. ñoo ngi delloo ziar. maa ngeen def ci tey. sant alhamdulilah. waaw ma ne. sama xalaat daal mooy imaam boobu ci Mali daal moom kooku daal wax dëgg yàlla. allo. dafa mel ni dafa am jafe-jafe ci wàllu jokko bi ñu bu mu ne dugg si laataa ñu yëkkati jotaay xibaar ñu jël keneen asalaamaaleykum. waaleykum salaam Adama. député Moussa Cissé. Moussa Cissé waaw. waaw maa ngi nuyu suma frère boobu Aliou Wilane li mu wax ci Saalum dëgg la. dama koy dëggal di ko xamal ne nag Mansour Faye moom séddale boobu séddale dund ba mu fa doon séddale Adama. dara baaxu ca. dama fi ma gën a maîtriser muy commune bu Diamagaajo bokk ci région de Kaffrine. Adama moom laay wax Mansour Faye lan la fa séddale te dégg naa desal na 8 milliards.
Mansour Faye nee na li ñu doon séddale desal na 8 milliards. Adama boo yoree bindukaay te bindal li mu lay wax nii Adama commune bu Diamagadio mu ngi nekk 22 672 personnes ñoo dëkk ci commune ba. village chef de carré borom kër yi nekk ni 2691. bénéficiaires yi nga xam ne ñoom lañu wax ne ñoo fa war a am ci dund bi ñu ngi nekk 1130 personnes. bourse familiale bi ak ñi nga xam ne ñoom lañ bindoon ci bourse familiale ñu wax ne ñoom dañu war a jox te Mansour Faye moo joxe liste ne ñooñ leen jëkkee te bourse familiale bi ñëpp xam nañ ne APR lañ nekk nañ 829 Adama 829 soo ko mooyee ci 1130 personnes da ngay dese 301 chef de carré kese moo fa des Adama commune bu Diamagadio boo fa demee Adama 1567 personnes chef de carré 1567 chef de carré yoo xam ne kenn amul benn kilo kenn amul benn kilo ñoom kër yooyu te Mansour Faye desal 8 milliards. loolu ab ministre ñi mel ne koy séddale ci réew ñu lay wàccate ngay nekkati ci gouvernement ba ñun Saalum daal na leen wóor ne Mansour Faye moom séddale bi mu doon séddale joxu ci dara waa Kaffrine ñu ngi ko fa jox ay APR lañu mooy bourse familiale bi te bourse familiale bi ñëpp xam nañ ne APR lañ ku mel nii ne desal na 8 milliards te amul sax kersa di ñëw di ci rajo yi ne liñ ma doon jox muy ko jox Sénégalais yi nga xam ne àggul ca ñoom joxuma leen desal na 8 milliards vraiment man xam nga gouvernement Macky Sall suñu jógee ci àdduna jërëjëf. jërëjëf Moussa Cissé ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. allo. waaw. waaw dafa dogoon. léegi daal ma ne. imam boobu ci Mali. waaw. naw naa ko de yal na ko yàlla jàppale. parce que moom dafa déggu. bokkut ak imam yi nga xam ne dañuy ubbi seen juma ay ak i sabar. kooku moom askanu Mali tax mu li muy def mu di ko def. ku ko mënta ñaanal nga bàyyi ko. kooku moom maanaam dafa déggu. te nit bu déggoo lu ne dina ko dégg waaye na muñ su xam ne yàlla dina ko jàppale. waaw bokkut ak imam yi ubbi ay juma di sabaru. bokkut gis nga Sénégal. boo waxee ñu naa coow li dina gën a bari. coow bu gën a bari de musiba rek kay mooy am. coow moom bu nu yóbboo ñaan muy bañ a bari. man moom loolu lay ñaan coow li mu fay bu dee am na mu fay. waaye day gën a bari. bu gën a baree musiba rek. kon nag nanu ñax coow li fay. beneen bi des mooy lan. maanaam gi seen nit ki bu fekkee carte ko fol la mu digoon askan wi defu ca dara warta àggale mandaam dañoo war a foqati nguur dañu ko war a foqati bu fekkee nit ki yow dem nga campagne lu ni dig nga ko askan wi lépp ñu wasel la kon bu fekkee la nga def la nga waxoon defoo ci dara dañoo war a nangu foqati luñ la joxoon parce que moomoo ko dañu laa dénk comme ni muy waxee dañu maa dénk nit ki nag bu lee dénk na la mu la dénk na nga ko waxe woon defoo ko noonu war na koo jël da koo war a foqati allo. yow la ñu teelu waaw léegi li def mooy leen. xam nga maanaam li sonal Sénégal mooy maanaam parti langaamu yi ñoo gën a sonal Sénégal. ñoo gën a sonal man Macky Sall moom àndoon na maak moom mais àndatuma ak moom mais ñi ko gën a sonal mooy parti langaamu yi. mooy parti yan mooy langaamu yi parce que Sénégal ñaari parti fi nekk socialiste ak parti kii Ablaye Wade ñoo ñaari parti yi des yëpp foofu la ñu soxte ko parti socialiste yi moo jàppoon béykat yi di leen puudar ñoo doon buñ demee ci marché yi fekk béykat yi rakkal seen gerte gi ñu doon def ay ñax door loolu la ñuy def. jërëjëf ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. maam Adama. Birama. Ibrahima Ndiaye Pikine Ngaraay moo leen di nuyu. ñu ngi sant sunu borom bi tabaraka wa taala di julli ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam di ñaan jàmm tam di ko ñaan Sénégal yëpp. maam Adama Serigne Cheikh Tidiane dafa waxoon ne ñun du ragal di teggi tuuma la. émission Moussa bi suba dama dugg ci rajo bi ne leen yàlla nee na benn fen moo gën a garaaw fanweeri jàll am ko dugg ci rajo bi ne damaa saaga ndax loolu ay ñàkk teggin la te man loolu defe naa ni war a tege yëpp loolu la ñu wax benn fen moo gën a garaaw fanweeri jàll man de loolu laa wax. léegi nag mu ñëw ci àllikale ci li xew Touba yaa ngi dégg. maa lay dégg waaw. li nga xam ne xew na Touba naqar na képp ku du juree te ñun ñi nga xam ne dañoo jokk ci sëñ Touba. ñun yaar nañ fa jàppante drogue ci Touba Belel ma ne jëloon suñu blaat ay bu ko fekkoon ba muy dund. ñu waxate ni ñuy jëlee ci arme yu mel ni jàpp ko biir Touba dafa jot na kon. Touba ak li ko wër ñëpp ñu jot na sottet jéem a dëkku sëñ Touba ñu jéem ko
sàmm suñu kéemtalaay kàttan lii lay wërësal may ñaan ministre de l'intérieur ak ñu saxar rim yëpp ñu gën a bàyyi xel Touba gouvernement bés bi ñu togg nag dégg naa dañuy dellu sa premier ministre bi nag ñun bu ñu amul ñu gën ñu defal ñu ko Aliou Ndiaye maa ngi ñaan nag ñu dimbali ñiy jàng alxuraan ak ñi koy jàng rawatina daal ko te xam ne Louga daa Jolof yoon wa dagg na ndox ma da ko dagg complètement kon loolu ñu ngi ñaan ko ni jàppale yàlla na yàlla dimbali dafa dégg topp te premier ministre bëgg nañu ko jëf Aliou Ndiaye jërë ngeen jëf. jërëjëf ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum Birama. maaleykum salaam Souleymane. man la Souleymane na ngeen def. sant bu baax alhamdulilah. alhamdulilah bëggoon naa wax ci problème mu Sonatel bi am temps yi la donc Orange xaw ma. ndax facture seen affaire yi ñu yokk yi. ba pare aussi di wax ak consommateurs sénégalais yi parce que dafa jot gars yi vraiment taxaw pour xeex seen ay droits parce que l'État du Sénégal a complètement démissionné sur le problème des Sénégalais. parce que gis nañ fi temps yëpp d'abord y a eu la grève au niveau de la justice gis nañu comment les gens ont souffert pour am yenn kayit yi. waa mburu ñi di jaay mburu xëy benn matin ñoom dañu bëgg a yokk seen mburu donc tu vois avant ça y a eu les parents d'élèves yi nga xam ne école privée yi ñoo leen imposé ñu fay mois d'avril mois de mai mois de juin donc tu vois transport yi dañuy xëy dañuy yokk seen transport laboratoire analyse yi ñu xëy naan dañuy dóor nit ñi 40 000 francs pour faire les tests donc tu vois démb Orange ñëw ni day yokk prime donc tu vois donc Sénégal gars yi dañuy xëy def le neex quoi donc dafa jot nag consommateurs sénégalais yi taxaw xeex seen ay droits y a des associations là-bas am na ñoom ASCOSEN SOS consommateur y a l'ACSIF pour les banques dañu ngi engagé wu pour xeex seen ay droits bu ñu ko deful kenn du leen ko xeexal à leur place donc tu vois pour revenir sur le cas de la Sonatel Orange li mu def c'est pas normal au mois de décembre dernier état sénégalais wàcce na prix des fréquences pour affaire yi gën a abordable mais non ñu xëy naan dañuy yokk affaire yi quoi comme ça te gis nañu intérêt des télécommunications pendant cette crise de la Covid. gis nañu que effectivement l'école à distance ça n'a pas fonctionné le télétravail ça n'a pas fonctionné parce que tout simplement les gens n'ont pas internet chez eux donc dañu war libéraliser le marché de l'internet au Sénégal l'internet à domicile pour am ADSL wala ay fibre optique tey Orange rek moo ko fay def Sénégal bon il y a un concurrent mais il n'est pas de taille mënuma comprendre des opérateurs comme Tigo xam Free et l'autre là Expresso mënuma comprendre lan moo tax duñu leen dugal ci marché de l'internet à domicile dañ ko libéraliser comme ça mu am concurrence il y a pas de concurrence aujourd'hui au Sénégal sur le marché des télécoms malheureusement donc dafa jot état bi dindi cette kii là ce monopole dégg nga c'est ce qu'on appelle le dégroupage de la fibre de la boucle locale dégg nga comme ça ñu permettre Tigo Free ak Expresso ñuy proposer ñoom it ay forfait internet à la maison programme internet sa kër loolu moo tax aussi suñu kii bi là comment ça s'appelle suñu TNT bi mënul développer parce que mënoo am TNT bu baax si tu n'as pas d'internet à domicile. Il y a quelqu'un qui était venu chez vous là avec Moussa Thiam def benn émission bu intéressante sur la TNT avec tout ce que ça donne comme perspective mais tey on est bloqué TNT bi depuis 2014 ba léegi demul donc tu vois tu ne peux pas avoir certains services si tu n'as pas d'internet au débit chez toi donc nañu casser concurrence bi nañu casser kii bi la monopole Orange bi mu jeex takk. voilà jërëjëf Souleymane wootee ca Paris ci biir mi 88 lay doon 628 98 98. allo salaamaaleykum allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Pape Ngom la di woote Medina. Pape Ngom waaw. man daal ñi ma dégg ñu naan Macky Sall def 3e mandat man opposition bi daal day xam naa dañu reer daal. suñu waree wax woy ne non suñu waree waxu non ne woy. ñoom référendum 2016 bi ci la ñu dugal pour régler des mandats définitivement ñoom ñu ne dafa ciy dugal ay ngoo jigéen duñu ko wote non bu fekkee na non bi moo jàll mais Macky Sall bu ko neexee def juróomi mandat ñoom noo la ñu wote te bu non bi jàlloon bu ko neexee def ñeenti mandat ba juróom kon ñoom dañoo gëlëm dañoo reer suñu waree wax woy ne non suñu waree wax non ne woy opposition bi xamuñu fi ñu jëm de des mandats réglé woon nañu ko ci constitution 2016 bi définitivement ñun nañu ko wote woy ñoom ñu ne déedéet non la ñuy wote ndax dafa def ay ngóor jigéen ak ay laïcité ci réew mi dal di wote non pourtant bu fekkoon ne non bi jàll na mais Macky Sall bu ko neexee def ay ñeenti mandat ba juróom kon ñoom ñeneen a ci war a wax sëf ñoom parce que bi ñu wote woon woy mën nañ ci wax mais non la ñu wote te bu non bi jàlloon mën na def lu ko neex
jaajëf ba suba incha allah. jërëjëf Pape Ngom ca Medina ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 wax sa xalaat tey kenn tënku leen ci ponk lu ñuy sàkku rek mooy na rafet ngeen bañ fi fay wala boog ngeen leble fi bor. doomi soxna yey fanaanooy ku ci bokk juuti fay ku sàggana fay bi dante loolu dalu lay asalaamaaleykum. maaleykum salaam monsieur Brima. Diop na nga def. sant bu baax Diop. di la nuyu di nuyu waa groupe bi. ñëpp a ngi lay fay. bon monsieur Brima xam nga li xew ci Mali. problème mu mal gouvernance rek quoi li xew Mali moo nekk Sénégal moo nekk Côte d'Ivoire moo nekk Guinée. fépp Mali moo am problème fi mu nekk nii mais fépp a ngi saxaar fi mu nekk nii muy Sénégal di Côte d'Ivoire. suñu problème toujours mooy mal gouvernance dañuy organiser élection yoo xamante ne au lieu que ñu jaarale ko ci yoon duñu ko jaarale ci yoon dinañ njuuj njaaj pour am deuxième mandat Macky Sall noonu la def son mandat là c'est pas un mandat légitime parce que daf ko préparer nu mu ko neexee pour mën a am coûte que coûte deuxième mandat mais ñëpp xam nañ ne primo votant yi voté wuñu ñu bari jotuñu seen carte d'identité ñu bari mënuñoo fexe ba xam fu ñu doon voté ji léegi nag ñoom fi nga xam ne favorable na ko fexe na ba ñoom ñëpp am seen i jot seen i carte donc moom daf ko njuuj njaaj pour mën a am deuxième mandat te loolu ñëpp xam nañ ko xëy na Sénégal yi dañoo ëpp dal rek moo tax mais bu doon yeneen pays yi kon Sénégal tàkkoon na bu yàgg loolu mooy wax ji suñu problème ñun africains yi mooy nos dirigeants là nos dirigeants au lieu que ñu xalaat ni ñu développé suñu réew yi déedéet ñoom dañuy xalaat toujours nu ñu nguuroo ak nu ñu sàcc seen alal ak seen i lobby yi ak seen système ya nga xamante ne dañ fi nekkal France sans changer jamais Mali nit dañoo am un leader boo xam ne moo porté combat bi ñun nag amaguñ ko xëy na peut na am ci kanam ni dañ ko am loolu rek la mais du benn imam boo xamante ne dafa bëgg a taal réew mi mal gouvernance mooy sunu problème ay lobby yoo xam ne ñoo nekk ci réew mi di sàcc sunu alal di détourner sunu ressources naturelles corruption vraiment lekk riba loolu moo ñu téye en Afrique bu ñu paree nag topp tubaab yi di yolwaat nag te alal ji lépp am nañ ko mais dañ ko dul teg ci yoon loolu mooy suñu problème bu ñu paree nag di profité ci coronavirus bi naan dinañ la tubaab yi wàññi suñu bor yi te alal ji yëpp ñoom ñoo ko sàcc loolu mooy suñu problème mal gouvernance moo téye africain yi mais Afrique bu fekkoon te am nañ njiit ñu baax ñoo xam ne gëm nañ seen réew ñu mel ni Mandela kon Afrique rek romboon na fii mais malheureusement ñu fi nekkuñu pour développer Afrique ils sont là pour les intérêts de la France lu France bëgg moom la ñuy defal au détriment de leur population. jërëjëf Diop Italie ci moom la ñuy yëkkatee jotaayu xibaar yi sant leen gërëm baax Pape Abdoulaye Dieye mi féete woon ci xarala yu. Sud FM, toujours copié, jamais égalé. 98.5, Dakar.